salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur sa sant di leen na ngeen dal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois. Hier dama dugal benn vidéo boo xam ni ça a beaucoup plu aux Sénégalais parce que jàng nañ si lu bëri selon li nga xam ni moom moo di seen commentaire et ça me fait plaisir parce que lépp loo xam ni moom laay def rek c'est pour alerter jéem a xamal Sénégalais yi beaucoup de choses yoo xam ni xëy na waxuma la xamuñu ko mais xëy na egguñu fa woon quoi après peut-être sama analyse si lañ comprendre lu bëri si li nga xam moom moo di clip satanique boobu nga xam ni Lil Nas X def na ko parce que y avait beaucoup de clips yoo xam ni gars yi génne nañ ko li nga xam moom moo di américain parce que ñun ñëpp xam nañ ni seen clips sont sataniques mais c'est la première fois ñu gis benn clip boo xam ni c'est explicite wala benn nit boo xam ni wane na carrément li nga xam ni moom moo di appartenance am envers li nga xam ni moom moo di seytaan ba pare mu assumer ko ba pare tamit di jaay yenn dàll yoo xam ni da lay leer ni dàllu seytaan la noonu la ko tuddee moo tax tey jii nii ñu perdre suñ temps si vidéo bi nii ñu siy wax mu am continuité nag continuité bi parce que j'ai vu aussi tamit li nga xam ni moom moo di beaucoup de personnes yoo xam ni nee nañ ma il faut que j'en parle aussi tamit si li nga xam ni moom moo di dàll yi expliquer clairement li nga xam ni moom moo di sénégalais yi vu que ni vidéo bi dama ko brosse malheureusement nag y a beaucoup de personnes yoo xam ni du ñu seetaan vidéo du début à la fin et ça ma daf may metti quoi parce que am na une vidéo yoo xam ni ça mérite d'être regardé quoi parce que même bu dee 30 minutes la jarul ragal seetaan nañ vidéo bi et vous allez beaucoup comprendre je détiens pas monopole de la vérité mais lépp lu ma wax rek source la dama dem def li nga xam moo di recherche pour mën leen jagleel li nga xam ni moo di vidéo boobu noonu comme vidéo bi aussi tamit dama def ay recherche pour mën leen indil li nga xam ni moom moo di historique pour mën a yegg si li nga xam ni moom moo di Satan Choose yi Satan Choose nag moo def polémique moo tax tey jii nii ñu bëri énervé ñu bëri mer comme ñu bëri nu ñu énervé ñu bëri nu ñu mere mais influencé na aussi tamit beaucoup de personnes à travers TikTok à travers YouTube à travers tout le monde ñuy jël li nga xam ne moo di benn foo da ngay gis tamit si TikTok yi benn bu ñuy jël temps mooy da ngay gis ñu wane li nga xam moom moo di ñaari porte enfer ak paradis ñu ñëw ba foofu noonu bëgg a dem paradis ne lu tax may dugg paradis su fekkee Lil Nas X mu ngi enfer te dafa nekk benn influence boo xam ni dafa yéeme trop moo tax man may bëgg di expliquer sénégalais yi parce que bugguma dara luy laal li nga xam ni moom moo di sénégalais pour ñuy alerter wu si yenn yëre yi wala yenn marques yi wala yenn dàll yi balaa ñu koy jënd wala ba ñu koy sol nañu gëstu bu baax 2 minutes wala 3 minutes pour xool li am na inconvénient wala amul inconvénient am na appartenance wala amul li nga xam ni moom moo di appartenance de ce fait nag nañ dugg si li nga xam ni moom moo di dàll yi mais dañuy remonter en 2017 Nike dafa génne woon ay dàll yoo xam ni daf ko déjee woon benn basketteur bu tudd Kyrie Irving nag ku ko xamul en 2011 la dugg li nga xam ni moom moo di Cleveland jusqu'en 2017 mu jóge foofu noonu dem si li nga xam ni moom moo di Celtic Boston aussi tamit bu mu fa ñëwee la ko Nike approché pour jox ko li nga xam ni moom moo di dàll boo xam ni dañ koy tuddee Irving maanaam dàll boo xam mu ngi tudd Kyrie 4 Kyrie mooy turam 4 mooy numéro bi nga xam ni d'habitude moom la Kyrie Irving di sol boo xoolee li nga xam moom moo di si basketteurs yi ku si nekk am nga li nga xam ni moom moo di sa marque dàll comme benn genre Kevin Durant bi nga xam ne dàll mu ngi tudd KD9 mu am benn Tony Parker mu tuddee ko TP9 xam nga yooyu noonu la ñuy def quoi mais bii moom mu ngi tudd Kyrie 4 lu tax nag ma leen di jox dàll yi mooy Nike dafa jëkkoon def li nga xam ni moom moo ko def dàll yi Nike moo ko produire mu nekk benn collection boo xam ni du collection dàll yëpp ñoo am loolu noonu mooy maanaam bi mu defal Irving collection boobu dafa am li nga xam moom moo di benn signe Illuminati bi nga xam ni def nañ ko fa que ça soit li nga xam moom moo di l'œil occulte mooy maanaam l'œil qui voit tout mooy maanaam occhio occulto pour li nga xam ni moom moo di sama mbokk italien yi mais si ginnaaw languette bi da ngay gis mu def fa li nga xam moom moo di signe pyramidal bi nga xam ni moom la ñuy représenter li nga xam moom moo di Illuminati ba pare si digg bi ñu def si bët bi ñaar ñooñu ñëpp dañu am li nga xam ni moom moo di signification yoo xam ni bokkul la majeure partie boo demee si ki nga xam ni moom moo di professeur Omar Diagne di nga gis mu expliquer si lu bëri d'ailleurs da leen koy suivre am na njëriñ pour mu leen di xamal bu leen ñun forcé wuñu kenn bàyyi mais l'essentiel na ngeen xam toujours li ngeen di dugg après vous serez responsable de vos actes vous serez responsable si li nga xam ni moom ngeen di def première kii bi mooy l'œil occulte ñun ñëpp xam nañ ni ki nga xam ni moom la ñuy wax mooy gis lépp ba si sénégalais yi dañ leen naan bàyyi ko mu dem wala baal ko yàlla mu ngi gis lépp ñun ñëpp xam nañ ni yàlla mooy ki nga xam ni moom mooy gis lépp mais Illuminati bi ñu approprié li nga xam ni moom moo di bët boobu noonu yokk ci benn languette mooy style égyptien yi ñoom dañ ko def pour wane ni carrément ñoom il contrôle le monde
ñoom ñu ngi contrôler monde bi ñu ngi xam chaque nit lu muy def lépp lu muy def ñoom xam nañ ko même man mii toog di wax sax ñoom xam nañ ni maa ngi def lii à travers li nga xam ni moom moo di écoute bi nga xam ne am na si téléphone yi à travers li nga xam ni moom moo di caméra yi nga xam ni def nañ ko si téléphone yi wala ordinateur yi ba pare am nañu accès fépp téléphone wala wareewa loo xam ni da nga koy def moo tax ñu am sañ-sañ tuddee seen bopp li nga xam ni ñoom tamit ñoom ñooy l'œil qui voit tout occhio occulte bu ñu paree si loolu nag moo wax leen Nike bu mu defee loolu noonu def si ginnaaw beneen sol mooy affaire boobu noonu ñu laaj ki nga xam ni moom moo produire moom mooy designer bi ñu laaj ko pourquoi nga choisir signe Illuminati turul noonu li nga xam moo di dàll yi mais nit ñi ñoo ko adapté woon parce que y avait li nga xam moom moo di les signes maçonniques non seulement il a dit que ni deful lenn lu graaw dafa jël li nga xam ni moom moo di benn genre logo boo xam ni boo jëlee dollar américain bi da nga ko ciy gis mais surtout aussi dafa bëgg a invité nit ñi ñuy gëstu ñuy xool au delà li nga xam ni moom la ñuy gis moom la ñuy wax si ñun baatin mooy maanaam zaahir dafa am mooy loo xam ne mën nga ko laal mën nga ko gis mën nga ko def lu la neex mais dafa am li nga xam ni moom moo di baatin mooy li nga xam ni il faut nga am benn genre may bi yàlla dëgg pour nga mën a yegg foofu noonu mooy li nga xam ne aussi tamit moom la suñu ñi nga xam ne yàlla dafa muur seen bët loolu la ñu am mooy maanaam sens boo xam ni dañuy gis autre li nga xam ni moom moo di vision comme ñun ñuy gisee parce que ñoom dinañ am li nga xam ni moom moo di touche seen yeneen organes yi dina gën a mën a dox moom noonu la ko expliquer pour mën si génn mais ñun ñëpp xam nañ ni benn genre charade la woon ak li nga xam ni moom moo di waa Illuminati te dafay continuer mu am nag benn marque boo xam ni dafa génne woon li nga xam ni moom moo di ay dàll ñuy tuddee aussi tamit Shoes of Jesus soo déggee Shoes of Jesus mooy dàll Yeesu Krista marque boobu noonu loolu la indi mais boo xoolee dàll boobu noonu c'est diamétralement opposé ak li nga xam moom moo di dàllu Satan Shoes bi dàll boobu noonu moom ñoom pour être ça lañ si bëggoon indi mooy maanaam affaire bu sain lañ si bëggoon indi waaw même bu fekkee man je suis pas d'accord ñu jël benn dàll di ko attribuer Jésus maanaam caricature bi nga xam ne yàgg nañ ko def Jésus mu nekk loo xam ni ça passe kenn mënu si faj dara musuma si d'accord ñu jël li nga xam moom moo di dàll bi si suuf dàll yi mooy fi nga xam ni Satan Shoes foofu deret lañ fa def mais foofu dañu jël li nga xam moom mu ni benn ndox boo xam ne dañu ne si benn dex bi nga xam ni foofu la ñu baptisé Jésus en Jordanie foofu la ñu jëlee ndox moomu noonu léegi nag ndox moomu da nga koy jël il faut nga sanctifier ko pour nga mën ko sanctifier il faut nga dem si benn genre vescovo benn cardinal wala benn pape pour mu mën la sanctifier li nga xam ni moom mooy ndox boobu noonu ñoom nag demuñu foofu ñoom dañ dem si benn prêtre bu nekk New York benn prêtre bu nekk New York moom moo leen sanctifier soit durant li nga xam ni moom mooy ndox boobu noonu ba mu mën a nekk li nga xam moom moo di eau sainte pour ñu mën ko dugal si li nga xam ni moom moo di dàll yooyu noonu aussi tamit boobu amul 6 mais dafa am li nga xam ni moom moo di benn verset boo xam ni chapitre ak verset boo xam ni def nañ ko mais bii nekkul Luc mais bii Matthieu la Matthieu mooy chapitre 25 verset 14 bi muy naan kii dafa mel ni benn voyageur boo xam ni dafa mel ni benn nit boo xam ni day waaj a dem voyage woo tous ses serviteurs mu mën leen jox li nga xam ni moom moo di biens yi bi ko Matthieu di wax nag il fait allusion à xam-xam comportement instruction bi nga xam ni Yeesu Krista joxoon na ko li nga xam moom moo di disciple am joxoon na ko ses fidèles serviteurs moom booy verset bi nga xam ni Matthieu moom la bëgg a def ñoom nag xawma ban antu lan lañ si antoon parce que daal yooyu dañ ko génne woon seulement pour vendre deful woon bruit nag comme Satan parce que ñun xam nañu lu bon si àdduna bi moom mooy ëpp bruit lépp lu baax du ëpp bruit même bu fekkee je suis pas d'accord si nga mais c'est moins li nga xam ni moom moo di catastrophique boo jëlee nga defar dàllu Satan parce que si la wax bi di gën a bëri on a vu aussi tamit li nga xam ni moom mooy le résultat comme d'ab rek ni ma koy waxee malheureusement monde bi lu baax kenn du si bàyyi xel lu bon nañuy gën a prêter li nga xam ni moom moo di attention lu bon mooy jaay et c'est ce que ont compris li nga xam ni moom moo di américains yi si seen mode de stratégie pour mën a jaay lépp loo xam ni imposer ko nit ñi pour nit ñi mën ko déglu même boo bëgguloon déglu sax da nga koy dem déglu wala di nga ko gëstu pour xam en fait loolu mooy li nga xam ne moom moo di dàll boobu noonu léegi nag foofu noonu Nike musul porter plainte même entreprise boobu noonu moom moo defar dàll yi Nike musu ko porter plainte dafa noppi parce que kenn boycotté ko woon maanaam kenn lancé wul woon ni pour ñu boycotté parce que jamono jooju aussi tamit y avait pas cette forte communauté des réseaux sociaux en 2017 amul woon doole mais vu que nous sommes dans un moment où tey jii nii ku nekk am nga parole maanaam bu njëkk ba exemple artiste bu defee loo xam ne waroo ko woon def y a les radios y a les télé y a des personnes adaptées boo xam ni ñoom ñoo ci waroon wax mais maintenant fu ñu toll nii nit ku musul def dara y a
tous les personnes boo xam ne boo yoree téléphone rek mën nga dem si nit kooku noonu saaga ko wax lu la neex def lu la neex kon c'est plus sensible maintenant que avant nit mën nga ko saaga sax du ko yëg maanaam di nga ko saaga parce que amoo accès pour mën a saaga kooku noonu mais maintenant pour kenn jóge fu nekk jël téléphone am saaga Wes Show c'est trop facile wala saaga whatever wala beneen artiste moo tax Nike fii il s'est senti menacé mais gars dama bëgg ñu toog tuuti ñu xalaat rapidement Nike la moo tax dénoncé wul woon dàll yi nga xam ne ñii jël nañ ko tuddee ko li nga xam moom moo di Shoes of Jesus nga xam ne dañ leen waroon dénoncer parce que pour se laver carrément si li nga xam ni moom moo di problème boobu noonu ñu bàyyi ba vite kii bii nii ñu bëgg ko def dama leen jox ñaari raison la moo tax ñu def ko. Lil Nas en premier lieu man personnellement je crois que ni il joue le jeu que gay la wala du gay loolu amul benn importance parce que la moo tax tey jii nii la majeure partie des acteurs wala des hommes célèbres tey jii nii nangu nañ doon gay or que c'est pas vrai seulement pour xëcc li nga xam ni moom moo di communauté LGBT bi parce que moment bu ñu toll communauté LGBT bu la toppee rek wala bu la jàppalee rek at koo mënti doon à la kuliyaali tu deviens quelqu'un malgré tous les critiques yi nga xam ni moom lañ lay jox après boo yoree xaalis tu peux acheter les personnes moo tax tey jii nii man mi Wes Show nit mën naa dem dugg si li nga xam moom moo di Illuminati yi dugg si li nga xam moom moo di affaire de satanisme nit ñi yëg ko ma ñëw yor xaalis bu dul jeex les personnes me respectent parce que dama yor xaalis après j'achète tout Illuminati yi loolu lay def ma maanaam les critiques day am benn 2 semaines 3 semaines 1 mois après il s'emballe mooy maanaam fàtte nañ ko après dañuy ñëw toppaat la yow mi nga xam ni démb rek lañ la doon saaga ne la seytaane wala doo seytaan après dañ lay dem parce que il suffit que nga toog nga victimiser wu comme il a fait Lil Nas parce que mu ngi victimiser wu si li nga xam ne moo di auprès des fans auprès d'LGBT ne kii nii bu ma dénoncer kii nii bu ma porter plainte je serai ruiné mais loolu noonu mën naa waat ni stratégie la ak li nga xam ni moom moo di Nike parce que Nike à la kuli ali moom accepté na ñi def li nga xam ni moom moo di dàll yi peut-être nag gars yi ba dina non Wes tu es trop pessimiste non en matière de business il faut être trop vigilant maanaam Nike bëgg nañu wane ni carrément ni ñun ñii dañoo nekk ñoo xam ni dañoo sàcc seen dàll yi mais boo leen xoolee historique yi di ngeen comprendre ni biñ defee Shoes of Jesus amul woon njëriñ parce que jaay nañu te Nike est-ce que nekkul di collaborer ak ñii après nag tey jii nii bu ñu demee tribunal bu Nike perte non seulement Nike fay na li nga xam ne moom la waroon fay Lil Nas pour def li nga xam ni moom moo di collaboration boobu noonu mais aussi tamit il n'y perd rien parce que en 1 minute gagné nañ li nga xam ni moom moo di 666 dàll yoo xam ne jaay nañ ko te dàll bu si nekk 1018 € lay jar on parle de 666 000 $ la ñu jaay li nga xam moo di 666 dàll en moins d'1 minute. et c'est comment fi ma waxee mën na nekk loo xam ni stratégie la si Nike et ce sera trop pertinent parce que tubaab beeg américains yi lépp lu ñuy jaay ils s'en foutent mën nañ dal suñu xel la majeure partie tantôt dàll yi jaay nañ ko ba pare bu ñu demee tribunal aussi tamit ku perte kenn pertul parce que à la kuliyaale bu fekkee dañuy collaborer kii fay na diw en tout cas loolu man sama pensée personnelle la peut-être nag maa ngi juum parce que tamit li nga xam ne moom moo di vraie information bi nga xam moom moo di daw mooy maanaam Nike publier na carrément ni moom collaborer wu li nga xam ni moom moo di artiste bi dina ko porter en justice dina def mu effacer li nga xam ni moom moo di affaire bii nii non seulement affaire yi jaay nañ ko mais pour nit ñi xam ko moom mën koo dédommager loolu la Nike wax Lil Nas dugg na génn na nee na aussi tamit moom wax dëgg fa yàlla buñ ko attaqué dina ruiner wu parce que il doit payer beaucoup d'argent na ko nit ñi aider léegi nag foofu noonu maa ngi leen di bàyyi ak seen imagination maa ngi leen di bàyyi ak seen xel pour ngeen mën a xool li nga xam ne moom moo di si dàll yi aussi tamit je le répète toujours dàll bu 666 la 666 benn kii la boo xam ni ça reflète à quelque chose mooy maanaam réévaluer li nga xam ni moom moo di sa parcours après nga def li nga xam ni moom moo di reconnexion en soi-même boo leen demee si li nga xam moo di Google di ngeen ko gis parce que 1 am na lu muy signifier 2 am na lu muy signifier 3 am na lu muy signifier 4 jusqu'à 9 bu si nekk am na li nga xam moom moo di si benn genre cercle la benn genre cycle la boo xam ni nit ku nekk daf koy utiliser pour am li nga xam ni moom moo di foi envers quelque chose boo xam ni gëm na ko ñoom nag bi ñu choisir si yooyu noonu nga xam ni njëkk na am balaa affaire de Illuminati 666 bi la ñu tànn parce que 666 mooy moment bi nga xam ni nit ki
si lay xam ban yoon lay jël soit mu jël yoon bu baax bi soit mu yoon bu boobu maanaam day réévaluer li nga xam nit ñi wax nañ ko ak parcours am ak nit ñi luñ ko sol après mu def li nga xam ni moom moo di reconnaissance ak li nga xam moo di en soi-même mooy waxtaan ak njëgënaayam pour comprendre ban yoon lay jël bu baax la wala du bon la après il assume parce que en ce moment là personne ne peut te dire ce que tu fais mais maanaam nit ñi dinañ la wax mais dafa am benn parole bu am importance boo xam ne Lil Nas wax na ko si li nga xam moom moo di tweetam boobu laa bëgg tey jii nii ñu réfléchir ndoor ci ensemble Lil Nas nee na les gens perdent leur temps à nous dénigrer di ñu wax ni ñun enfer la ñu jëm mooy maanaam safara la ñu jëm mais jour bi nga xam ni man nangu naa leen nag li ñu bëgg moom maanaam dem naa safara pourquoi nit ñëpp di ci met question boobu noonu bëgg naa nga répondre ko ñu joxante daje si beneen vidéo j'espère que ni vidéo bi aussi tamit détaillé na comme ni ngeen bëgg woon jox naa leen li nga xam moom moo di historique bi King West la woon ak yéen wasalaam. West Show let's go nañ ko tëgg after coole ya aya si waaye matadi kasaramara awaga si waaye matadi kasaramara aya si waaye